Midi Culture. léegi leer na Samba Sékou Dia Sow li des ak dundam ca biir kaso ba la koy defee léegi la kon la partem daal di daanu chambre criminelle daal di nay dëggal procureur daal di waxoon ne moo Fatoumata Makhtar Ndiaye Moustapha Diakhaté mi taxawal manko taxawu sunu APR député APR bi la di Moussa Sané nee na kon loolee fa mu ko jële woon na ko fa delloowaat ndax ñoom waa APR du nu nangu benn yoon muy ñëw di tas seenu parti comme na mu ko defee woon ca PDS inakwa mi arto yokku ceeb beek dëwlin bi askan wi nee nañ kon loolee du xalaat te it mbir la moo xam ne na ci nguur gi gaaw juk reportage bi tey ñu defub taxaw seetlu jëmale ko ci blouse yi nga xam si xale yi dañ koy sol ci biir l'école yi li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jeglele aada ak cosaan mu gën caa fës kon Idrissa Diop mi ànd ak waa Prince Art génneb album international fukki titre ak juróom benn ñoo ca nekk mu duppee ko Time for Africa fekk booba kon acteur culturel ya nekk ca diwaanu Géejawaay mer ba futu jëmale ko ci seeni maire leneen lu ñuy waxtaane ci bile jotaayu xibaar moo di Lena Fashion mi nga xam si da doon amal ab défilé mode art ci gaaw bi ñu weesu nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khader moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maa ngi ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel na ma leen ko xëcc bopp ba rek lay duggee génn ci yaatal gi mu di kon àtte bi daanu léegi kon jëm ci Samba Sékou Dia Sow mi nga xam si kon moom la ñu waxoon ni moo faat kile di Fatoumata Makhtar Ndiaye ci atum 2016 yama woon ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre moom nag procureur li mu doon sàkku moo di ñu tëj ko giirug dundam loolee nag la chambre criminelle bu Ndakaaru daal di dëggal ni ki léegi nii te it yamut foofu ndax bu weesoo kon giruk dundam itam liggéey bu mu sañul bañ la daal di àndal leeral yeek Papa Ma Jaxate Sarr àttekat bu chambre criminelle bu Ndakaaru topp na parquet bi Samba Sow di ki ñu jàpp ne moo faat Fatoumata Makhtar Ndiaye li ko dese ci dundam yépp ci biir kaso bi la ko fas yéene fekk ñu toppee ko ngir faatu ki nekkoon vice-présidente bu conseil économique social et environnemental jéem a it faat doomu kookee di Adama Ba càcc ak yore ngànnaay ci lu dul yoon procureur bi dafa sàkku woon ñu teg ci ndoddam ay daanu kaso ci diirug dundam partie civile bi moom di sàkku woon ñu dàmpee leen $200 million ngir ñu jox ko njaboot gi nga xam ne Fatoumata Makhtar Ndiaye bàyyi na ko fii Samba Sow ginnaaw ba muy janoo ak atekat bi bépp tuuma bu ñu gàlloo woon ci ndoddam da ko weddi rax ci dolli moom mi ne woon chauffeuru Fatoumata Makhtar Ndiaye daal di tuddoon député bii di Awa Niang ak maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo ñoom ñaar ñëpp fare ci parti présidentiel bii di APR na seen loxo takkee woon na ci faat googee nga xam ne bëri na ñu mu naqari woon mu xewoon bésub fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2016 ca Pikine ca këru Fatoumata Makhtar Ndiaye tiisuk génnuk àdduna kenn ci militant yu njëkk ci parti APR taxoon na ba sax njiitu réew mi Macky Sall daal di ñëwaloon boppam ca Pikine ngir jébal njaalam njabootuk Fatoumata Makhtar Ndiaye ginnaaw si loolu sax mu jël dogal jël turam daal di koy tuddee permanence nationale bu parti bi mu jiite di APR. jajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci wàllum yoon ba tey jàpp leen ni kon ñoom Guy Marius Sagna itam demande liberté provisoire di wàllum bàyyum néggandiku bi ñu dugaloon tey jii kon lan cay xam lu leer ñu wax kon ci leneen ak wàllum politique ak Moustapha Diakhaté mi nga xam si ci APR la bokk moom nag dafa taxawal lu mu duppee manko taxawu sunu APR nekk mbir moo xam si tamit ñu bëri ñu fare ci APR jug nañ di ko ŋàññi ca ñooñee bokk na ca député Moussa Sané moom la mu gis moo di ne Moustapha Diakhaté jamono yi muy nekk ca PDS moo ko tasoon kon ñoom it du nangu kon mu ñëw ci APR di ko tas Moussa Sané bokkoon na ci gani 9-11. man li may wax rek ci courant boobu nga xam ni moom la Moustapha Diakhaté lancé nous on se démarque totalement de ce courant bokkuñu ci jéemuñu cee bokk ñun on s'était mobilisé parce que Macky Sall moo teg un projet politique loolu moo tax ñu jóg dugg ci ànd ak moom nag te dañ ciy dem ba jeex ñun duñu nekk fii di jouer ay second rôle nekk fii naan ay courant loolu musutu am suñu parti te duñ ko cautionner ça même pas le parti di ko décider ñun en tant que jeunes qui sont derrière le président Macky Sall nous allons dénoncer cela et nous allons le combattre duñ ko accepter waaw Moustapha Diakhaté s'il a des problèmes personnels il n'a qu'à aller régler ses problèmes personnels mais du yàq suñu parti donc duñ ko may yàq na PDS duñu nangu mu dellu si yàq APR mais mënuñu teg un courant koo xamante ni à chaque fois que le parti joxe ay orientation il se démarque de ces orientations là Abdou Mbow li mu wax dëgg la je cautionne et je l'appuie c'est l'autre porte-parole c'est lui qui doit parler mais n'empêche nous aussi en tant que responsables députés nous sommes des élus nous avons une voix qui compte donc
c'est normal qu'on se prononce sur cette question. Et il est temps que le parti prenne des sanctions. Et parti bi dafa war a teg ay daan yu dëgër tëj ci kawam parce que voilà bu mu ñu fontoo quoi. kaddu yi député Moussa Sané mu waxee ko ci 9-11 moom Moustapha Diakhaté mi nday mbi liggéey rédaction King FM jéem naa jokkoo ko moom waaye mujj la antu ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu wax ci Inakwa Jàppo mi doon artu kan daal di yokku ceeb beek déwlin bi bu fekkee ni kon nguurug Sénégal dëggal na ni day yokku as lëf ci impôt yi ni fay jëmale ko ci importation yi loolee nag mbir la moo xam ne si ñu bëri ci askan wi nee nan ñi leen di jaaykat yi duñu ci man lu bëri te it nguur gi ci boppam moo ci war a gaaw andi saafara ndax yokkub ceeb wala ko diwlin moom ak fi jamono ji toll du xalaat reportage bu Aminata Ba. ginnaaw ba waa Inakwa jàppoo ne état bu Sénégal bu yokki impôt yi ci importation yi dañuy yokk njëgu denrée yi lu ci mel ni ceeb ak diwlin askan yi ñu dajee ci mbedd Ndakaaru yi jàpp ne loolu lu jaar yoon la. c'est évident Inakwa ñu yokk prix yi ceeb bi ak diwlin bi ak denrée yi c'est parce que mënoo ñu leen taxer plus loo xam ne ni buñ jaayee duñ ci am liñ ci war a am. ils ont raison parce que yokk boo gis day am répercussion importation yi da ngay fay taxe ay TVA yeeg droit de douane yeeg yeneen yi yëpp yooyu c'est normal aussi ñoom ñu yokk ñaari soxna yi liggéey ba wàcc ñu fekk leen ci yàpp aribus ñu ngi ñaan nguur gi mu waxtaan ak waa Inakwa jàppoo. nguur gi xanaa ñu jéem a jàppale ak Inakwa ñu waxtaan ba jubóo rek jéem a de trouver terrain d'entente. ñoom seen train de vie bi lañu war a wàññi état bi ñun askan bi ñun ñi xam ne néew ji doole ñu da jàppale ñu. état bi dafa war a am yërmande ci askan bi ko fal bu ñu sukkandikoo ci ñaar ñi. état bi na yërëm nit ñi parce que bu ñu yokkee ñun ñooy population bi ñun de toute façon ñun ñoo koy yëg ñun ñooy jënd ñun ñooy débourser donc état bi na xalaat nit ñi. Macky Sall nañu dimbal ngir yàlla na yërëm jigéen ñi sonn nañu de Sénégal sonn nañu trop. état bu Sénégal bëgg a yokk impôt importation yi 2 à 12% loolu nag commerçant yi nekk Inakwa jàppoo ne bu amee dinañ yokk lu tolloo ko 50% ci njëgu ceeb beeg diwlin bi askan wi di woo nguur gi mu xolaat doxalinam balaa yokkute gi am ci courant bi di amaat ci denrée yi. jërëjëf Aminata Ba egsi nañu ci reportage bi tey nag ñu def taxaw seetlu jëmale ko ci blouse yi ñuy sol ci biir l'école yi ñu bëri naka ci ñoom daanaka duñu daal di sàmboonteeg dogal yooyu nga xam si l'école yi daal di nañ koy jël leneen loo xam si itam waajur yi wax nañ ko moo di kon ceerte gamu yàndal reportage Fatou Sow. solum blouse wala tenue fii ci Sénégal jural ñenn ci parents yi ay jafe-jafe ci wàllum cotisation bi ba tax na sax ñoom ñu ni blouse yi lañ war a def gratuite ci yenn ci école yi ndax ndongo yeen ca yox mooy bari ba tax na sax seen loxo du jote ginnaaw ngir ñu mën a cotiser ñëpp ñu am yile blouse. buñ bëggee xale yëpp di ko sol dañoo war a wàññi ndax liñ koy joxee xale yi dafa cher blouse yi moom baax na trop ci école ndax da nga gis mais blouse yi dafa cher mais am na yenn dëkk yoo xam ne xam nga seen blouse moom gratuite la moom mais fii moom buñ bëggee xale yëpp di sol blouse il faut que ñu jàppale ñu wàññi bu baax a baax daal. ca l'école Sem Tidiane yi ndongo yi ñu fekk leen ci cours l'école bi. Marème Fall kenn ci ñoom ni seen règlement école soluk blouse ca la bokk. respecté rek c'est obligatoire dañoo war a respecté règlement école su fekkee ni da ngay jàng ci école kay bu dina joxee règlement da nga ko war a respecté loolu mooy priorité bi. li di tenue scolaire yi wala blouse yi lu baax la ndax dina tax ndongo yépp yamuk colin. blouse yi waaw baax na ndax doo gis xale bi solo ndax xale yi dañuy gën a solo yi day wuute daal dina làkk ba doo gis solo xale bi waaw baax na trop même na dëkk yoo xam ni blouse yi gratuite la. soluk tenue wala blouse ci l'école yi lu ràññeeku la jamono yi donte ñenn ci parents yi sax ni seen loxo jotewul ginnaaw ngir ñu cotiseel seen benn ñaar ba ci ñett ay doom ngir ñu sol yi la di blouse yi waaye ñenn ci ndongoy ñoom ñooy lànk di sol seen blouse ngir rekk mën di sañsee seen yére yi. Fatou Sow lycée Seydina Limamou Laye ba nekk ci Guédiawaye jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle tënk lay doon réewum république démocratique du Congo ci déndu Afrique lañ koy tàmbalee kon wax ci médecins yi di fajkat yi nga xam si kon grève juróomi fan lañ daal di xaatim ni kiy démb ñoom nag nee nan dañuy dem ba aljuma li leen daal di metti moo di kon ay jumtukaay yoo xam si war nañ koo daal di liggéey waaye tamit loo xam si dañ koo warloo ak ñoom te it waxtaan boo xam si ñi ngi ko doon amal ak nguur ga fa nekk ba tey jurul dara ñoom ñi nag nee nan seen grève boobee terewul
fàttewul ni kon dinañ jël bu fekkee ni dafa am urgence moom dinañ ko daal di jël. Burkina Faso moom ña ngay daal di wax ci wér-gi-yaramu Djibril Bassolé moom nag mi ngi ca biir kaso ba moom nag foofee sax lañ ko daal di jële yóbbu rawale ji ko ca l'hôpital tax nag njabootam jamono ji nekk ci ak ndaqar moom Djibril Bassolé nag jàpp leen ni weeru septembre atum 2015 ak léegi ma nga ca biir kaso ba sabab li moo di dañ ko tuumaal ni da doon daal di bëgg a def li ñu duppee coup d'état jukki xibaaru biti réew yi l'Amérique des États-Unis lañ koy jeexalee wax kon ci avocat yu Donald Trump ñoom nag ñi ngi daal di yëkkate ay kàddu jëmale ko ci procès en destitution bi nga xam si ñu ngi ko daal di bëgg a def ci kaw kile di njiitul États-Unis di Donald Trump ñoom nag yaakaar na ni kon dinañ ca am mujjantal gu baax te it kon tey jii ca Washington fa la lépp nara leere li tënk la woon kon ci xibaaru biti réew ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. Midi Culture 12h12 xibaaru tàggat yaram yaa ngi ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu bépp auditeur bu rajo King FM. football lañ koy tàmbalee wax ci tirage au sort mondial 2022 ci zone Afrique. tey ci ngoon lay leer. tey ci ngoon lay leer ci Égypte lañu koy amalee CAF nag daal di fësal li nga xam ne moom mooy chapeau yi ni ki dimanche bi weesu Sénégal nekk ci chapeau 1 bi yeneen chapeau yi ñu mën caa fekk ki nga xam ne ñoom ñoo di adversaire yu nga xam ne Sénégal mën naa daje ak ñoom mu yeneen adversaire yi nga xam ne Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Zambie, Burkina Faso, Madagascar. Verdict bi daanu ko xam bu juróomi waxtu ci ngoon jotee bëccëg bu njëkk bi daanu ko amal ñoom éliminatoire yooyu jëm ci coupe du monde 2022 bi ci weeru octobre lay doon. mi ngi noonu kon dañuy wax ci Ligue 1 fii nii ci réewum Sénégal Génération Foot mu mel ni jamono ji dafa nekk ci ay jafe-jafe. mu ngi ci ay jafe-jafe ndax bu ñu xoolee juróom benni bëccëg yoo xam ne ñoom joué nañu ko ñoom ñi nga xam ne ñoo yor raaya gi ci championnat bi daal nag bu fukkeeli place bi la ñu nekk ñaari ndab rek la ñu amagum benn match nul ak ñetti défaite ñaari défaite yi sax daanaka ci seen ñetti jongante yu mujj yi lañu ko am ki leen di tàggat nag di Jibi Fall jàpp na lii ay jafe-jafe la rek waaye ñu ngi ci jéem a indi ay saafara ñu teewlu ko. équipe bi ñu yor aussi ay joueurs yu baax la yu duñ ci dute mukk mais tamit football tamit nii la rek dafay am ay moment yu metti ak moment yoo xam ni day neex dafay am sax ci équipe yu mag yi. tey jii boo xoolee bërki démb équipe bu mel ne Barcelone moo jël paie ci championnat bi ñu changé entraîneur am te pourtant moo jël paie ndax xëy na défaite bu mu am te loolu ak sport ñoo ànd donc ñun jàpp nañ ni ñi ngi ci yoon bi naam même bu ñuy li nga xam ne suñu liggéey même bu ñu matalewul lépp jàpp nañ ni li ñuy def en tout cas ñi ngi ci yoon bi dara changé wu ci maintenant li ci des nag ci loxo yàlla nag bu ko yàlla dindee rek moom mi nga xam ne moo ñu ko teg dina dañ waaw effectif bi sans académie de formation lañ parce que ñun yamuñu ci effectif boo xam ni ay joueurs seniors rek lañ boo xoolee tey équipe bi football am na ñetti cadets yoo xam ne joué nañu parce que ñun noonu la ñuy doxee bu ñu gisee cadet boo xam ne jàpp nañ ni mën nañ ko footballoo donc dañ koy footballoo suñu gisee junior boo xam ne aussi mën nañ ko footballoo dañ koy footballoo parce que dañoo jaxase ñi nga xam ne ay senior lañu ak cadet yi nga xam ne jàpp nañ ni mën nañoo joué ak junior yi nga xam ne jàpp nañ ni mën nañoo joué ñu boole leen ñu nekk ci effectif. Génération Foot mi nga xam ne dina fese rek defaraat taxawaayam ci bëccëg championnat bi ñu jëm ca Ziguinchor lay doon diggam ak Casa Sport. ñu jeexale xibaaru tàggat yaram yi ak wàllum athlétisme. Jeux paralympiques africains 2020 yi muy yu njëkk yi amee fii ci Afrique ñu jagleel ko ñi nga xam ne dañu amee waay laago Sénégal juróomi xale yu jigéen ñoo ko fas yéene teewal ci Égypte ñoom ñëpp bokk ca lii di spécial Olympics Sénégal ñoom nag fas yéene bokk ci édition bu njëkk gi ca Caire. Rajasi di directrice googule kuréel di fësal la nga xam ne moom mooy objectifu athlètes yu Sénégal yooyu ci gile compétition ñu teewlu ko. gis ngeen bi ñu demee Abu Dhabi mars 2019 équipe bi yëpp délégation bi nga xam ne ñaar fukk ak juróom-ñaari athlètes ñoo demoon ñu participer ci athlétisme ci football ci tennis de table natation ak équitation ñibbisi nañu ak fukk ak juróomi médaille ci fukk ak juróomi médaille yooyu am nañ ci ñeent nga xam ne ay médaille d'or la juróom-ñaar yu nekk médaille d'argent ak juróom-ñaar yu nekk médaille de bronze loolu rek foog naa dafay wane ne que suñu athlètes yi amul dara lu leen wutale ak yi ñuy wooyee personne valide nga xam ne dañuy def sport. Jeux africains yi kenn xam nga ne kuy dem tukki def compétition continentale wala compétition internationale sooy dem da ngay am objectif def li nga xam ne
di nga relever ce pays nga xam ne Sénégal suñu demee dinañ ne Sénégal dellu si na parce que li ñu defoon 2019 bëggoon nañ ko def également ci Jeux africains yi c'est-à-dire ñu dem am fa taxawaay bu rafet gagné ay médailles si possible wante li ñu ci xaw a jaaxal rek mooy bi yoon amuñu temps de préparation bi nga xam ne moom la ñu amoon bi ñuy dem Abu Dhabi parce que 10 jours rek la ñu am pour préparer suñu athlètes yi ñoom ñu ngi regroupement depuis plus de 10 jours ñu ngi regroupement coach yaa ngi ci def liñ ci mën mais am nañu yaakaar daal yal nañu yàlla may ñu dem fekke ko ak jàmm dellu si ak jàmm ñibbi si waale ak ay médailles. mu nekkoon Raja Sy di directrice ñi nga xam ne ñoo di waa Special Olympics Sénégal édition bu njëkk Jeux panafricains yi fal seeni lëkkale ñeent fukk ak ñaar ci ay réew ak juróom-ñetti téeméer ci ay athlètes ñaar fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2020 la ñu koy amal ca Caire ci Égypte xanaa rek jeexaleeg wàllu basket ak Moustapha Gaye directeur technique national mi janoo tey ci suba ak jaskatu xibaar yi ngir fësal ñi nga xam ne ñooy entraîneur équipe nationale ci góor ñi ak jigéen ñi daañu ci dikk ci nu mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaayu xibaar fii lañ ci yam tey ci wàllum tàggat yaram Serigne Sall. cant ngërëm ñel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbaleek woykat bile di Idrissa Diop moom nag daal dinay génne kon ab album bu yees album international la sax fukki titre ak juróom-benn ñoo ca nekk mu lëkkaloo ci nag ak waa Prince Art moom album bi nag mi ngi ko duppee Time for Africa mu koy cay daal di woy kon ngir lépp loo xam si daal dinay gën a boole ñi nekk ci déndu Afrique ñu teewlu ko moom ay kàddoom Idrissa Diop. sur le plan national mais album bi liggéey naa ko pendant 3 ans et demi pour génne ko sur le plan international ça fait 10 ans que génne ma benn album international génne naa ay disques yu bari mais bii moom pourquoi c'est important parce que bu ma ko tuddee Time for Africa c'est parce que je crois que l'Afrique dañu war a delloosiwaat ñu delloosi li ñu moom ñu bañ a bàyyi ñu justement ñu bàyyi kenn di ñu décider li nga xam ne ñoo ko moom loolu moo waral Time for Africa parce que l'Afrique aux Africains je pense que suñu ay problème ak suñu ay richesse ak suñu ay culture ak suñu doxalin ak suñu ëllëgu Afrique war nañ ko waxtaanee ñun en africain rek ñu bàyyi kenn kuy décider à notre place. mu nekkoon kàddu Idrissa Diop doon dellu si waat ci album bu bees bi mu fésal duppee ko Time for Africa ñu wax kon ci association des acteurs culturels de Guédiawaye di kuréel goo xam si ñoo ëmb ñi yëngu ci wàllum aada ak cosaan te nekk fële ca diwaanu Guédiawaye ñoom nag maire ba futu lañ def jëmale ko ci Aliou Sall ak bépp maire boo xam si ma nga foofee ca bokk moomeel ya li ko sabab nag moo di kon ni nu daal di wane gannaaw wàllum aada ak cosaan ca boobule gox ñu teewlu ci loolu kon ki yore seen kàddu nekk tamit seen président di Pape Maïssa Gueye gannaaw jokkoom ak King FM. naa ni depuis ay at mën naa ni ñu ngi ci di koy def mais ba tey jii dafa xam maanaam li tubaab naan ça tombe toujours dans l'oreille d'un sourd maanaam duñ ñu dégg def nañ fi ay conférence de presse def nañ fi ay marche def nañ fi ay sitting lépp rek ngir artu yëgal autorités locales yi à ce que ñoom ñu xool ni ñuy doxalee ci wàllum culture ñu jéem kaa soppi looloo waral ñu daal di def gën yi ñu def nii ngir attirer waat seen attention parce que souvent tamit bu ñuy wax dañuy yaakaar ni mbir mi Aliou Sall la rek certes Aliou Sall mooy maire ville bi mais na muy doxalee it booy xool yeneen maire yi sax noonu la ñuy doxalee donc ce qui veut dire que ni bépp maire bu nekk Guédiawaye muy Aliou Sall ak yeneen juróomi maire yëpp daanaka benn lañ doxalin bi benn la culture Guédiawaye maanaam teguñu ko fiñ ko war a teg souvent tamit dafa am benn mbir bu am mooy que ni maire yi dañoo comprendre muy maire yi di conseillers municipaux yi comprendre ñu importance culture dans le développement local ci loolu sax ci lañ ñëwee tey jii ministère de la culture war na taxaw lëkkaloo ak AR association des maires du Sénégal fexe ba def ay série de séminaires yoo xamante ni dañ koy jagleel maires yi ak élus locaux yi à ce que ñoom ñu comprendre njëriñ li nga xamante ni culture war na ko am ci gox yi ñu jiite à ce que ñu comprendre ci seen politique war nañ cee mën a boole culture loolu benn mbëbët la boo xamante ni ñu ngi koy lancé à l'endroit du ministère en charge de la culture te li gën a garaaw ci Guédiawaye mooy Aliou Sall gis nañ ko ñëpp mu toog ci télévision
bu mag fii muy RFM ne carrément bu amee benn regret bu muy def géejawaay wala bu amee fenn foo xamante ne xam na ne lajj na fa ci géejawaay mooy culture ba mu ko waxee it nee nañ amul problème ñun mën nañ dégg loolu xëy na comme comprendre na ne juum na dina def lépp ba njuumte googu mu jéem kaa réparé mais gis nañ ni juumte boobu tamit ba tey ji réparé wu ko jéemu kaa réparé taxawul ci tànku réparé ko. kàddu yi Pape Maïssa Gueye jiite kon acteur culturel ya nekk ca géejawaay ñu wax kon ci défilé mode art bi nga xam si juróom-benni fan ci weeru février ba la ñu dëgmal la nar a am fii nii ci diwaanu Ndakaaru ki ko fi nar a xewal nag di styliste bu mag bi la di Lena Fashion moom nag loolu moo taxoon ni ki gaaw bi ñu weesu mu doon génne yenn ci yëf yoo xam si jot na koo defar te tey it loolu waraloon mu daal di koy jagleele ay artistes comédiens yu takkoo takku ñëwoon teewe woon ndaje moom it Penda Badji teewe woon na ko. ci kanamu mbooloo bu takk bu ko wuyu si ci la Lena Fashion daal di étaler li nga xamante ni moo di collection am bu yees lépp rek ngir gën a mën a dundal wàllu mode ak art fii ci Sénégal nekk fële ci France terewul nag mu am ñi nga xamante ni représenté nañ ko ngir mu gën a xamle ak public bi ca la muy liggéey Amady Ba di ko yori kàddoom. événement bi benn groupe de famille boo xam ne dañoo bokk gis-gis ak Lena surtout Lena Fashion styliste la modéliste la en fait danañ fi gis modèle yoo xam ne dana bëri ñu toog ñu naan waaw et sa waaw la peut tout dire ay tissu ay bazin ak soie donc ñett yooyu daal ci la gën a focaliser wu. mu nekk ab soirée bi nga xamante ni ñu ngi ko dëjee artiste comédien yi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci reetaanloo nit yi Cheikh Seck te kenn ci ñoom rafetlu ko. les artistes nous font rire est-ce que ñoom ñu ngi reetaan alors ensemble on a pensé à cela waaw Sénégal dañoo am benn habitude balaa ñu leen rendre hommage fekk na dëddu. Souleymane mi nga xamante ni mooy ndeyu mbili gi yëg bi mu am ci art en général et les artistes comédiens en particulier ba tax moom mu woonu ci loo xam ne xelam mu rafet la kenn ku ne war ngaa mën a jóge fu ne ñëw wuy si ko. ci loolee moom Amady Ba dikkaat na ci na mu gisee jamono ji stylisme fii ci Sénégal jàpp na ni lu dox la ginnaaw avancement bu technologie yi la. waaw xam nga bon macha allah léegi mu ngi dox surtout maintenant ak médias yi aussi dañ cee jàpp parce que création ay mode tabaski mode korité loolu tax na styliste yi gën cee gis seen bopp donc loolu vraiment c'est quelque chose à saluer. tonte ni nag soirée bi avant première la woon bi nga xamante ni day annoncé bi war a tëj le 6 février atum 2020 bi ñu nekk Lena fas yéene cee wane yeneen ci ay création yu mucc ayib. jaajëf Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalub Oumou Sangaré moom nag nekk woykat bu mag a mag boo xam si mi ngi fekk baax fële ca réewum Mali moom nag daanaka baatam bu neex moo tax ñu ràññee ko fépp ci àdduna wërngal këpp am nataalam ak Papa Madiakhaté Sarr. J'ai été un peu victime à cause de la polygamie. Mon père et ma mère s'est séparés tôt. Donc j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert. La souffrance m'a servi de leçon. Donc du coup, moi je profite pour essayer d'aider mes sœurs. Ni ay woykat yu jigéen yu bëri yi mu méngool di ko defee Oumou Sangaré dafay jaar ci aar bi muy yëngatu ngir waxal jigéen yi ci métit yi ñuy jànkuwanteel moo xam ci biir kujje wala sëy yi ñu leen di dugal te duñu ci ànd ak métital yi ñuy teg ci seen ndodd bés bu yàlla sàkk taxawaay googee nag li waral mu am ko mooy ci ak ndawam moom waykat bi fekk baax ci réewum Mali wayjuram bu góor bi amoon ay jabar yu bari dafa abandonné woon kii di wayjuram bu jigéen loolee taxoon sax ba mu teel a dugg ci wàllum way ngir dimbali wayjuram bu jigéen ak it ay rakam wayjuram woowee di Aminata Diakité doon it ak waykat bu ñu ràññee ca réewum Mali daal di ko cay jàppale ba moom mi fekk baax ci réewum Mali ca diwaanu Wasulu tàmbalee am ay ndam yu bari ci wàllum way ci atum 1973 mu amoon juróomi at Oumou Sangaré daal di fësal baatam bu neex ba ci final concours way bu lëkkale woon ay école maternelle ca Bamako ci kanamu ñetti junniy doomi aadama ci stade Omnisport bu Bamako ba muy am fukki at ak juróom-ñett ci la génnee albumam bu njëkk bi mu duppee Musulu te producteur sénégalais bi di Ibrahima Silla ñoo gën ko xamee ci Silar daal di koy produire mu doon album gu am ndam loolu ndax ci benn ay bés rek lu ëpp 200 junni cassette la jaay ci réewu Mali ginnaaw loolu lu jege fukki album tegu ci yooyu yëpp mu am ci ndam loolu yu ci mel ne Worotaan Laban ak bu mujjeem bi di Mogoya bi mu génnee ci atum 2017 ndam yooyee tax sax ba mu am ab Grammy Award di raaya bu mag ci wàllu musique ci atum 2011 ak album reprise bi di The Imagine Project beneen way bu mu def reprise te wër àdduna wërngal këpp mooy bi nga xam ne moom Oumou Sangaré mi nga xam ne ñaari fan ci weeru février gi ñu jëm dina am juróom fukki at ak ñaar ànd na ko ak waykat américaine bi di Alicia Keys bi duppee Fall In.
jërëjëf Papa Ma Jaxate Sarr Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey Cheikh Seck la ñuy dalal nekk kon ab artiste comédien daal di nekk membre ci troupe ba nekk ca Thiès ñu duppee ko troupe Jànqeen moom nag ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Penda Badji daal na ciy dellu siwaat ci li mu gëjoon daal di génn ci scène théâtrale bi waaye tamit nee na mi ngi waajal ay yëf loo xam si sax ñu ngi ko duppee Khady Buzz ñu teewlu. Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. mais fay naa la fay bu rafet. ngay joué théâtre ñu gëj a gis loolu si scène bi loolu lu ko waral. non du dara xam nga léeg-léeg aar day toll moment boo xamante ni il faut nga am ruq may kan maa ngi def yeneen yoo xamante ni fa ma koy defee di nga ci am koppar te doo sonn mais xam nga ñun tollatul fu noo xam ne dañuy feeñ naan maa ngi nii comme li ma waxee léegi loolu toll ci am xaalis aar bi dafa war a nourrir son homme léeg-léeg nga gis ay feem yoo xam ne nag ab ruq bu neex la rek da nga fa nga koy kal rek di dóor waaye nag bientôt avec les projets parce que maa ngi yore benn feuilleton bu war a ñëw ci 2020 bi bu tudd Khady Buzz feuilleton la boo xam ne mooy sama dernière création bientôt yéen ko gis. mais naka nga gisee tey ji théâtre bi nekk jamono ji ci loxo xale yi. mais théâtre daa avancé nit ñi dañoo war a am koppar siiw amul solo wala bu ñu xisee ba xam la ci théâtre bi nga am tur ba boo rombee noo xam ni kii yow a wuute dama wuti ay koppar. mais jamono gi leen ñu bëri dañuy critiquer téléfilm yi li ciy faral di am xale ni ñuy solo ak yooyu. waaw parce que te mbind ma la c'est dommage mën nañoo jouer lu ànd ak suñu réalité parce que attention le Sénégal n'est pas la France le Sénégal n'est pas la Belgique le Sénégal c'est le Sénégal nous avons nos vertus nous avons nos valeurs nous devons nous enraciner avant de s'ouvrir. kon daal yaa ngi ñaax xale à ce que ñu xoolaat bu baax ni ñuy jouer ci yeneen téléfilm. mais oui parce que théâtre bi kenn ku nekk ak sa njaboot war nga ma cee mën a xool parce que le théâtre si ça n'instruit pas si ça n'informe pas si ça n'éduque pas ça n'a plus sa raison d'être. Père Cheikh Seck ñu ngi lay remercier di fàttali tey yaa doon suñu gan ci Midi Culture ngay artiste comédien. mais I am very content. li ci yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. maa ngi koo taxaw sunu APR encore maa ngi koo taxaw sunu APR toujours maa ngi koo taxaw sunu APR daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ni Moustapha Diakhaté taxawal na courant bu bees ci biir APR ba duppee ko maa ngi koo taxaw sunu APR ubbil l'Observateur journalu Futurs Médias bi ne ki fi nekkoon ci ay jamono njiitul groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar taxawal na ci biir APR li mu duppee maa ngi koo taxaw sunu APR ci biir journal bi Moustapha Diakhaté di fa xamle ne la tax mu taxawal ko te itam te tax ñu war koo xam moo di ne APR léppi ñëpp la lu nay ku nekk ba tax képp ku ci bokk da nga caa war a gis sa bopp leneen li mu ca yokku te ne moo tax mu taxawal ko moo di ne atum 2014 ak léegi amul benn jéego boo xam si def nañ ko ci biir APR te gaaye ca fare man caa gis seen bopp ñuy njort ne nag moom Moustapha Diakhaté Amadou Ba mooy ki ko yabal li mu leen tontu moo di ne gaayooyee no ngay nax seen bopp te it bu ñu ko taxawax Vox Populi L'As Les Échos ba ci Walfadjri ne lu ci mën di am daal Moustapha Diakhaté taxawal na mànkoo taxawu sunu APR Le Quotidien ne loolee nag mooy bay sawar ba mu sës ci ñag bi ndam la waaye te di sàggan ba liy raam jiitu la ci ñag bi gàcce la lay jural loolu di tekk ne ñagas-ñagas moo ngi gën a law ci diggante Moustapha Diakhaté ak waa APR laas ne déet Moustapha Diakhaté kay président Macky Sall ci boppam lay défier Les Échos ne moo taxit Abdou Mbow dàq na ko ci APR ci biir yéenekaay bi Abdou Mbow di fa xamle ni xaw ma fan waaye nekkul ci biir APR la Moustapha Diakhaté nar a taxawaleb mouvement mu yokk ci ne moom sax yàgg naa wane ni bokkatul ci biir APR keneen ku nekkoon ci biir APR tey jàppale waa APR te mujj mere waa APR moo di Mary Teuw Niane ab nataala moo nekk ci xët wu njëkku l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi waxtaan wu yaatu la xëy seq ki fi nekkoon jëwriñ ji yore wàllum njàng mu kawe mi di ministre enseignement supérieur moom Mary Teuw Niane gannaaw gëstu bi ci sama naataango yi def ci la xamee ni gannaaw bi nu nangoon ci moom ministre enseignement supérieur di jëwriñ ji sàlloo wàllum njàng mu kawe mi président Macky Sall bëggoon na ko joxaat beneen ministère muy ministère bi yore wàllum napp gi waaye nag Mary Teuw Niane nee na moom ci boppam moo lànk ne leen bëggul leneen lu nu journal bi xamal ci Mary Teuw Niane moo di ne am na yéeney taxawal parti politique parti socialiste Les Échos nee na foofee itam moo ngay am ay jalti yéene kaay bi ne keroog bi ni amal ndajem bureau politique ka jiite ndaw yi socialiste yi di Bounama Sall ay naataangoom tegaan nan ko ci place am boole kook di ko xaxar ki ñu bëri yendoo xaxar démb moo di Seydi Gassama ndax nag kàddu yu mu fi yëkkati woon di sàkku ñu daganal tuxum yàmba La Tribune ne lu ko raw di dorog moo ngi wéy di lëmbe réewum Sénégal journal des médias bi ne jàpp nan lu toll ci benn kilogramme cocaïne ca Ziguinchor jàppit lu ëpp benn tonne ca wetu géej ga waa ji nu jàpp ak mbir mu nu mel ba takk der yi demee këram moom yéene kaay bi nee na lanu fa gis maara day taali Vox Populi ne moo taxit gaay yi ñoo ngi wéy di amal ab opération ca diwaanu Mbuur jàpp caajaay utali Tambacounda ba Ziguinchor lépp nag ngir daaneel ñiy jëfandikoo dorog ak ñi ko fiy dugal ki duggoon kaso te nar faa yàgg moo di Samba Sow réew mi quotidien ne mooy waa ji nu waxoon ni moo rey Fatoumata Makhtar Ndiaye ay mbiram nag tey jii la ca nar a xam lu leer waaye li wóor te leer moo di ne attekat bi bés bu toppee procureur bi Samba Sow dinañ ko tëj ci giirug dundam boole ca liggéey bu mu sañu ta bañ ak joxe ndàmpaayul genn wàllu milliard ci xaalisu CFA
sinébar ak yamba si waat ci réew mi moo sabab kon ñuy jeexale jotaayu midi culture ak wàllu musique tey Youssou Ndour ci woy bi mu duppee sinébar ñu jëlee ko ci album 7 te mu génnoon atum 1990 lañ leen andil ñu teew mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci midi culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon topp ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñel na bu baax a baax Kaderou Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi kon wéy leen di teewlu suñuy programme ci King FM lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.